ñu dalal sunu gan Ousmane Thiongane salaamaaleykum Ousmane. Babacar. ñu ngi lay nuyu di la dalal ci RFM matin. ma lay nuyu di la ziar di nuyu tamit Georges Déthié Diop. di fàttali ni journaliste nga woon sax xam màcc ci wàllu yoon itam ak ci wàllu xarala yu yees yi xabaar yi ñu ci war a jëfandikoo ak ñoom seen li ñuy wax transformation digitale sa spécialité la da nga génne benn livre bu tudd les promesses du numérique le Sénégal et l'Afrique se connectent. Normalement suba sax nga war a def cérémonie dédicace bi di nga ñu wax noo koy organiser ak fi jamono tolloog wér-gu-yaram gi nga xam ni yu bëri ñu ngi koy moytu bala ñoo xuus ci livre bi ak la ca nekk ak la nga ca jublu ginnaaw yaay conseiller président ci wàllu digital maanaam internet gi gis nañ démb biñ ne Emmanuel Macron daa coronavirus rek internautes yi tàmbale naan déglu leen rek léegi Macky Sall wax ci. ñu toog ba boori 2 heures jàpp tàkkusaan rek mu def tweet wax ni mi ngi masawu Emmanuel Macron gaa ñi nag mbalak nañ ko bu baax yéen est-ce que finalement defu leen erreur rëccuwu leen Macky Sall def loola tweet googu. waaw Babacar nga may ma nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci suba gi di leen yéen tamit félicité yow ak Georges ak waa rajo yëpp gis nañ innovation yi gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ci wàll wi. waaw ni nga ko waxee ñun ñu ngi ci wetu njiitu réew mi di liggéey ci li jëm ci wàllu digital noonu la ci jàpp naa ne lu nga xam ne mooy li yor jamono tey mooy li méngoog jamono ca tax na lépp lu ñuy doxal fa lañ koy jaarale ba ci communication bi tey dafa jëm ci côté bi nga xam ne mooy côté digital innovation ak digital. li sa question léegi nag ci wàllu tweet bi nga xam ne def nañ ko démb jàpp naa ni loolu moo méngoog jamono ci loolu mooy diplomatie ndax njiitu réew ñu xaar ko fa ak bañ ko xaar ci wàllu diplomatie la ca li ma seetlu mooy day wane rek ne plateforme njiitu réew mi sénégalais yi ñu ngi koy suivre bu baax a baax parce que li ma gis ci ay commentaires démb même bu fekkee ni commentaires yi ñoom dañuy wax ni Macky Sall fi lañ ko doon xaar wala xaaruñu ko fi. day waneen rek ni sénégalais yi dañuy topp plateforme bi nga xam ne mooy page Twitter président de la république ak page Facebook am. gis nga bu ànd ak bad buzz li ñuy wax bad buzz. du bad buzz non du bad buzz gis nga tey booy xool ci Afrique li tax ma ne la compte la yu nga xam ne compte njiitu réew mi compte la yu nga xam ne dañ koo naw somp ko ci Afrique. gis nga président yi nekk Afrique yëpp Macky Sall comptam président francophonie moom moo ci jiitu ci ñi koy topp te ñi koy topp. dun Sénégal rek dun africain rek ci àdduna bi yëpp la surtout institution internationale yi xam nga loolu li tax mu am solo mooy tey kuréel yi gën a mag ci àdduna bi bu ñuy saytu ak di natt daraja am njiitum réew ci plateforme Twitter yooyu lañ koy defee boo seetloo rek bu yàggul rek ci pandémie bi am na ñaari kuréel yu nga xam ne nekk na Europe yu def ay études benn bi Net Squad la tudd nekk France beneen bi tudd 4P international nekk Genève def nañ ay études wane ne ci ñi nga xam ne ñooy réew yi nekk Afrique ca doon xeex ak pandémie bi muy Covid 19 communication bi nga xam ne moom moo gën a jiitu bi nga xam ne moo wane ne saafonte am na diggante kilifa yi état bi ak askan wi Sénégal moo ci jiitu. te boo fàttali ko loolu day indi tamit beneen étude bu nga xam ne def nañ ko ci wàllu gestion Covid xam nga wane nañ tamit ne ci wàllu gestion Covid ci àdduna bi Nouvelle-Zélande. moo jiitu Sénégal topp ci wàllu gestion mais nit ñu dugg ñu ba ci biir xool critères yi nga xam ne moom lañ teg pour wane dëgg-dëgg lu tax Sénégal liggéey bi rafet. critères yooyu man gis naa ci benn critère bu am solo Babacar xam nga critère lan la li ñuy wax communication ak innovation. te communication innovation boobu li koy taataan li koy jiitu mooy boo xoolee ci juróom-benn wala juróom-ñeenti weer yi nga xam ne weesu nañ ko ci wàllu Covid bi. plateforme mu njiitu réew mi dafa saafoonteeg sénégalais mu am interactivité. tooguñu benn wala ñaari fan yu nga xam ne ñaar ba ñetti yoon président bi utiliser wul kuréel yooyu. wala pare wuñ ci tweet bi Georges foofu la jëm. Georges ñëwaat justement dama bëggoon a daaneel foofu rek Georges. mais comme communication la. objectif bi. nit ñi approprié wu seen communication la mais est-ce que yéen comme ni ko Babacar waxee sax doo leen subir contre-coup tweet yi. duñ ko subir xam nga lu tax. xam nga dañoo am ay indicateurs yu am solo parce que tey leer na la wér na leen yéen ñëpp ne tey
kenn mënul def communication ci jaaru léegi ci digital firnde bi mooy gis nga ci jamono ji ñu génn njiit réew mi dafay toog ba mu yàgg mu dialogué waxtaan ak sénégalais jaarale ko ci li nga xam ne mooy plateforme digitale yi Twitter Facebook ak yeneen yi nga xam ne moom lañ yor te loolu bi ñu ko defal bu yàggu rek gis ngeen ñu njiit réew mi daal ne dafa bëgg a dialogué ak sénégalais yi nañ ko poser question ci wàllu mbas mi mu dina leen tontu bi ñu ko defee xam nga ñaata ci question lañ jot lu tolloog 4,000 juróomi téeméer ci question ci li ci ëpp ay vidéo la c'est-à-dire sénégalais yu nga xam ne jël nañ seen temps toog enregistré seen bopp ci 1 minute 2 minutes poser question njiitu réew mi question yooyu dañ koo jël càmbar ko daat koy synthétiser njiitu réew mi yu ci bëri mu toog jël temps moom tamit ay fan ay semaine di leen lire di leen xool toog wëlbatikuwaat daal ne day tontu sénégalais yooyu jël benn tontu jaar ci turam tontu ko ci question jël ñaar ñeent ba lu mat ci ay sénégalais lu am solo mu tontu leen directement li ci des ñu bind ko tontu leen saafante boobu am diggante njiitu réew mi loolu mënu koo am feneen fudul ci plateforme yu mel nii moo tax plateforme yi di plateforme xarala yu bees yi dafa am solo ci wàllu communication ci ñetti mbir li ñuy wax interactivité tey waxtaan ak man ak yow mën na nekk ci loolu njiitu réew mi da koy def régulièrement ak sénégalais yi jaar ci plateforme boobu li nga xam ne moom mooy contenu yu am solo njiitu réew mi tey buy def 31 décembre message wala buy wax ak sénégalais yi beneen message 4 avril wala ci wàllu mbas mi comme ni mu ko defee yu man ñett ba ñeenti mbés mais kontam yooyu dañuy def live en direct xam nga loolu ban solo la am Georges solo bi mu am mooy tey def nañ ko benn yoon njiitu réew mi wax ak sénégalais yi 20h 20h30 am ko wootee ci New York ne maa ngi génn ci métro bi sama portable laa yoroon di seetaan njiitu réew mi wax ji taaru na wax ji baax na nangam sangam xam nga sénégalais bi nga xam ne mu ngi dox activité mu ëllëg mënul toog di jàpp RTS wala TFM fa mu nekk ci mbedd mi wala feneen. est-ce que jamono ji du tri sélectif ngay gën di def li nga xamante ne moo gën arrangé rek ndax chaque fois ñiy xool compte bi gis nañ ñu bëri ñi nga xamante ne. di ko attaqué di ko critiqué te yow lu jekk rek ngay wax. déedéet yéen xoolu leen compte yi. xam nga léegi tiitu démb bi ngeen gis ci wàllu Macron bi mais suñuy compte njiitu réew mi boo xoolee bu defee benn tweet wala benn publication ci Facebook 80 à 90% des commentaires sont positifs. ñun ay études la ñor ak ay applications yu nga xam ne. attention de te mën ngeen a effacer tamit lu gaañ bind arrangé wu leen. Babacar supprimer am na jëlal sa téléphone nga xool publication yu ñu def da nga xam ne li am solo mooy waxuma la sénégalais yi rek sénégalais yi dañu adhéré ci loolu te danoo wane ne Macky Sall dafa wane tamit benn mbir na Macky Sall président bu moderne la président bu digital ndax gis nga. loolu moom dëgg la xaw ma Twitter ak Facebook waaye WhatsApp moom bëgg na ko loolu mbaa du vocal rek. comme dëggal nga ko jàmm non loolu moom reconnaître nañ ko fépp xam nga réew boo ko yoree nekk ci àdduna da ngay ànd ak jamono ji te moom ànd na ak jamono ji ndax daf ñuy soññ lu bari ci lu mel noonu innovation. d'ailleurs bu ngeen xoolee résultat Sénégal sur le plan international résultat yu am solo yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu doing business yeeg yooyu yëpp critère am na benn critère souvent buy ñëw bu récurrent mooy innovation ak communication te loolu ni ñu ko bootee dafa am solo donc jàpp naa ni Sénégal ci boppam moom moo am ay jéego yu am solo d'ailleurs maa ngi koy wax ci livre bi les promesses du numérique ci wàllu numérique de manière générale ci wàllu innovation ci wàllu xarala te waneti nañ ko tey bi nga xamee ni mbas mi ñëw na gis nañ ay sénégalais ay chercheurs yu nga xam ne jaar nañ ci xarala yu bees yi wala boog ci li ñuy wax numérique ngir wane Sénégal seen talent. yëf yi mën na gën a direct ndax boo xoolee Twitter ak Facebook ñi nga xam ne seen jàng yeggul fenn fii yegg na fenn fi rek ñoo ko gën a yittewoo. surtout Twitter boobu yow yaa ma gën a xam ne tey mais dama la bëggoon wax. xam nga sànq maa ngi tudd WhatsApp gi. di kaf sax waaye yow yaa ma gën a xam ni WhatsApp tey jii am na pexem ñu Sénégalais yëpp am WhatsApp président. mu ciy wax ak ñoom directement lu tax jëmu leen avancé foofu. non loolu xam nga ne am na lu ñuy wax contrainte mooy président tey pour ñëpp wax ak moom ci WhatsApp bi. déedéet waxin nga wax WhatsApp am na ay pexe du gars ñi dañuy wax ak moom directement mais su bëggee jàllale ay message képp ku connecté ci WhatsApp am Georges xam nga li may waxam am na ay site d'information ki rajo gi télé yu koy def yoo xam ni. xam naa li ngay wax waaw mi ngi xam naa li nga benn numéro ngay joxe rek. waaw mi ngi noonu xam naa li nga wax gis naa loolu mën nañ cee egg mais xam nga tey fi ñu toll li gën a am solo mooy soo xoolee tey li may wax naan le digital est le point de départ d'une communication
globale wala d'une communication holistique maanaam digital bi la ñuy commencé njiitu réew mi tey bu defee tweet danaa gis yenn saa yi ñu def tweet tu teg 30 minutes RFM def ko titre journal presse en ligne bi jël ko ci suba ñu gis ko ci presse écrite bi donc souvent ci léegi loolu moo xew mënuñu ci dara adduna bi moo avancé noonu da ngay def communication digitale nga commencé njiitu réew mi wax dara ñu gis ko ci presse en ligne bi yëpp rajo yi def ko titre télé yi def ci bandeau ci suba ko ñu waxaat ko ci seen journal journaux yi bind ko kon lépp lu nga xam ne support de communication la mu ngi koy jël mu ngi koy utiliser. mais li ñu la bëgg a wax foofu moo di est-ce que ñi ngeen di gën di ñi gën a nekk seen cible moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi jàng ñi. parce que boo xoolee ñi jàng donte sax bëri na mais Sénégal analphabétisme bi bëri na fi. Georges naa leen gindi ci benn affaire nag gis nga fi ñu toll tey lépp lu ñuy def booy xool ci wàllu communication digitale xamal ne ñu ngi koy jàllale ci WhatsApp yi tamit am na ay millions sénégalais yu nekk ci WhatsApp yu nga xam ne bu ñu bindee wala ñu defal vidéo bu ndaw mu jàll ci page président wala page présidence wala beneen page institutionnelle ñu ngi koy jàllale tamit ci WhatsApp sénégalais yi ñu ngi koy jot ca am na ay sénégalais yi jàpp naa ni war nañ yeewu ci lu mel noonu wala ñu gindi leen ci bu baax a baax tey li ñuy wax digitalisation maanaam sénégalais yi ñi nga xam ne noonu lañ demee ci wàllu internet ak numérique am na solo am solo bu nga xam ne gis nga boo jëlee tey li naan 16 millions de sénégalais 9 millions presque 800 000 ñu ngi ci internet boo demee ci jàllo banaane bi ci sama koñu kër jàllo bi mu ngi ci biir internet am na WhatsApp am na Facebook am na Messenger donc ki nga xam ne mu ngi ci mbedd mi di jaay ay carte orange ci embouteillage moom tamit il est connecté donc bu ñu yaakaar ne. Ousmane gañ nga ci mbedd mi de carte moom léegi itam xam nga am na loo xam ni itam. yaa ngi naan commentaire yi am na yu baax waaye yéen itam da ngeen di jël ay nit jox leen ni téléphone ñu ubbi ay fukki compte di leen waxal lu baax. loolu itam ci seen i pexe la bokk. xam nga communication gisuma pexe boobu ngay wax li ma gis mooy sénégalais yi tey compte yooyu mu ngi leen di wane ak mu ngi fexe ba njiitu réew dafa am obligation de rendre compte ci li muy def njiitu réew dafa war a wane transparence ak obligation di jokkonte ak sénégalais yi ak média boo ko mënti def tey média yi ñoo gën a taxaw ngir dimbal la ci di connecté wu ak sénégalais yi di waxtaan ak ñoom mais également li ngay def suba ngoon ñu koy gis est-ce que tey gis nga ni mënuñu ci dara àdduna bi mooy changé gis nga président bi nga xam ne moo fa toog ba léegi États-Unis même buñ ko daanelee Trump moom lépp lu muy def foofu la koy jaarale ñun boo xoolee présidence tey Babacar yéen da ngeen daan jot suñuy communiqué lu bari tey tweet yooyu ngeen di wax ak publication yi remplacé na ak 90 ak 95% les communiqués de presse de la présidence bàyyi ngeen ci xel ñaari at yi ñu génn li nga xam ne moom mooy communication digitale bi dafay suppléanter presque yeneen forme communication yi ndax àdduna bi moo ko wër man damay jàngale communication bien que dematuma ci université institut yi di ko jàngale bu yàgg ba léegi mais na ma daan jàngalee communication di leen wax nan la ñuy bindee communiqué de presse nan la ñuy defaree nangam sangam et cetera loolu tey mënuñu ko jàngal rek étudiants yi yem ci da nga leen di wan ne fi ñu toll xarale yi gën a gaaw ak yi gën a fës ci wàllu communication ak ci wàllu journalisme bokk na ci ñuy utiliser plateforme digitale yu mel ni léegi livre bi nga xam ne suba nga koy siiwal les promesses du numérique le Sénégal et l'Afrique se connectent lan nga ci expliquer ci wàllu li ngay liggéey ci présidence ak ci de façon générale fii réew mi toll ci wàllu connecté internet. waaw livre bi liñ ciy wax li am solo mooy ñetti pàcc la booy xool pàcc bu njëkk bi dañ ciy wane li nga xam ne moom mooy numérique fan la toll ci àdduna bi ci wàllu géopolitique ci wàllu économie. xam nga tey ñaareel xaaj bi ñu wax ci Sénégal moom fan la toll état des lieux au Sénégal ñetteel bi ñu dugg ci biir Afrique càmbar Afrique ak ba pare wane ne est-ce que Afrique nekkul le continent numérique de demain. donc ñetti page yooyu jàpp naa ne li am solo surtout nit ñi xam ko mooy gis nga wàllu numérique mënuñu ci dara tey àdduna bi foofu la jëm fii ak ay at mën nga jàng école ba am ay lijaasay no mais boo xamul dara ci wàllu numérique yaay nekk analphabète de demain. est-ce que tey xam ngeen ne adduna bi li ko boot li ko yor mooy li nga xam ne mooy multinational du numérique yi dama leen jox ay tegtal rek yu gàtt benn mooy gis nga Google rek boo ko jëlee chiffre d'affaires am tey romb na budget
état bu mel ne France te France ñu ngi naan mooy 3e 4e puissance mondiale Google rek moo ëpp doole France li nga xam ne moom la ñuy wax GAFAM yi Google Apple Facebook Microsoft boo ci boolee aussi chinois yi seen multinationales yi gën a añ ñu lay wax les Batex Beidou Alibaba Tencent ak Zhanmu Russie tamit am nañ benn bu ñuy wax Yandex ñooñu ñooy entreprise yi gën a fort ci àdduna bi ci daanaka li nga xam ne mooy économie mondiale bi ñoom ñoo ko téye tey loolu am na solo ñu xam ko boo xamee lu mel noonu da nga xam ne loolu mooy yor tey diplomatie bi moo yor tey commerce international bi presque 80% téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi li ñuy def ci jokkalante ci wàllu commerce ci àdduna bi ci plateforme numérique yooyu lay jël léegi nag Sénégal fan la ci toll xam naa loolu question centrale la. mais dañu jaaxal lool boo gisee ñi connecté ndakaaru fi la ñi connecté ëppee te nee ñu téeméeri nit yoo jël ci ndakaaru fukk ak juróom képp ñoo ne ci internet di fa dugg ak a génn est-ce que li ñu bëgg ci Afrique am wàllam ci internet ci àddina ba koom di ci rotee dina gaaw a sotti. jàpp naa ni dana gaaw a soppi booy xool livre bi promesse espoir la c'est-à-dire yaakaar bu rafet ngay am yaakaar bu rafet bi lu koy indi mooy. Ndakaarook Afrique de manière générale xam nga Afrique tey 1,3 milliard lan boo xoolee population Afrique am nañ moins de 24 ans en moyenne la moyenne c'est moins de 24 Sénégal rek l'âge médian c'est 19 ans ca gis nga fii ak 2025 Afrique wala 2040 du moins Afrique population day doubler dana nekk 2,6 booba fekk na yeneen population Europe yeneen ñi ñu ngi stagné loolu day wane ne ci wàllu connexion tamit ndaw ni nekk population bu ndaw ni population bi di màggee ñun ñooy population yi nga xam ne ñooy presque nekk population yi multinationales yi gën a soxla liggéeyal. mais population bi di màgg ñi ndóol itam gën di bëri est-ce que numérique bi du accroître li nga xamante ne moo di inégalité yi ndax boo seetloo multinationales yi ngay wax ñoom ñooy ak yeneen entreprise ñoom ñooy gën a jëriñoo li nga xamante ne moo di lu jëpp lépp luy tukkee ci numérique. waaw surtout ba ñu remarqué ne dafa cher. non xam nga cheraay bi lu mu cher jàpp nañ ne dana avancé li ma wax ne promesse yaakaar am na ci mooy gis nga numérique bu la ci kenn nax réew yëpp daanaka ñoo démarré ndoo tuuti lan rawantee ci départ bi bokkut ak révolution industrielle bokkut ak révolution Kanté bokkut ak beneen révolution numérique li ci ëpp solo infrastructure naam ci la waaye surtout xalaat xarañ ca suñ ndaw yi am nañ lu mel noonu li tax li muy firnde bi mooy lan gis nga ci wàllu numérique tey Sénégal dafa taxawaay bu rafet taxawaay bi li koy wane mooy gis nga liñ taxawal ci wàllu jumtukaay Sénégal bu yàggul indi na fi benn machine bu ñuy wax supercalculateur loolu vision njiitu réew mi la calculateur boobu daanaka ordinateur bu mag la bu nga xam ne ci masalan junni million livre mën na ko lire ci seconde xam nga loolu bu ñu la ko waxee nii waaye du pour lire ay livres loolu ci wàllu recherche la ci wàllu simulation machine boobu Afrique mooy ñaareelu machine bi gën a puissant yenn saa yi ma dégg ñu naan non Sénégal ci wàllu numérique Rwanda Kenya nangam sax mais Sénégal am na pàccu numérique yu nga xam ne moo ci raw pays Afrique yu bëri loolu benn la ci. donc supercalculateur bu nga xam ne li jëm ci wàllu simulation mais jàngale aussi jàng parce que formation bi moom solo li jëm ci wàllu intelligence artificielle li jëm ci wàllu big data li jëm ci wàllu simulation ak yooyu yëpp am na solo bu nga xam ne autour du supercalculateur Sénégal mu ngi koy organiser ba valider na ay diplôme ci wàllu woowu. ñaareel ba UVS université virtuelle ci wàllu formation aussi Sénégal tey Afrique ñi nekk ci bopp bi ci wàllu jàngale boobu la nekk est-ce que xam nga ni tey ak ñi nga xam ne ak li nga xam ne mooy orientation bachelier yi UVS boobu mooy ñaareelu université du Sénégal ñaareel ci effectif am moo raw yeneen université yëpp danaa université Cheikh Anta Diop. nee nañ boo deful nag mu raw université Cheikh Anta Diop. boo ko deful nag mu raw ko. Babacar ma jeexal ci beneen affaire bu am solo rek PTN bi. c'est-à-dire Sénégal taxawal na lu nga xam ne parc technologique numérique lañ ko wax. ay chantier la yu am solo yu nga xam ne ñu ngi koy def jëm ñaajo te boo fa demee da nga gis ne bâtiment yi génn na. internet gi seer na ci dëkk bi Macky Sall ci boppam wax na ko loolu itam. tay ma jox la kuréel lu nga xam ne. kuréel bu nekk ci àdduna bi moo ko wax muy Alliance for Affordable Internet. moo wane ne tey li ñuy wax l'internet haut débit et très haut débit Égypte Sénégal moo ci gën a Égypte moo ci gën a yombale Afrique Sénégal ñi gën a yombale ba gis nga tey ay Maroc yi nii ak Côte d'Ivoire. Sénégal moo leen gën a yombale loolu. loolu du man maa ko wax kuréel gi moo ko wax donc am na yu bëri yu nga xam ne. nit ñi dañoo xamul la ci biir naam am na lu bëri lu ñu war a def waaye jàpp naa ne Sénégal
ci wàllu numérique njiitu réew mi vision ak liggéey bi am solo bi ngay liggéey mu ngi jëm ca kanam. ca bu ñuy Europe Ousmane Thiongane nooy defee kii bi dédicace bi. dédicace bi samedi suba la. non naka danañ respecté. mënoo innové def ko numérique ko ak signature numérique. waaw danañ ko jéem. jërëjëf li nga nekkoon journaliste nekk juriste am politique nga tuuti ànd ak Idrissa Seck jamono yi mu ànd ak Macky Sall Idi bàyyi Macky nga des ak Macky tey Idi fekk si ne leen looy wax ñaw. dama naan ko dalal jàmm. jërëjëf Ousmane Thiongane Seydou Nourou Ba yegg si na ci